aca ba tey rek jërë ngeen jëf ki waral bis bi mu ngi noonu moom président Maysa doomu nday Bira Sène ak Père Manga maak moom ñoo bokk Petite Côte bi waaye ànduma ak moom Père Manga laa àndal waaw loolu la yàlla dogal waaye nag bu ñëwee si bisam nag mu nekk suñu kilifa chaque année mu koy def daan ko defee kër gu mag ba tey mu ber makaanam nee naa la ñu ñëw di ko fekk fii rek ñu koy def tey nag du ñu def lu rek di ko baal àq di ko baal di ñaan yàlla boole ñu jéggal ñu koy nuyu naan la président ñu ngi lay ziar. Nogay maa ngi lay ziar di la béggee di wax ni bàyyee naa la ak sa xarit muy Manga 2 et c'est l'occasion ma nuyu le président Bira Sène di nuyu également le président Manga 2 ak ñëpp ñi ma bokkal CNG de lutte di nuyu également Ahlou Lamb Sénégal mais rawatina waa département de Mbour rawatina également fii ngeen ma fekk tey muy sama koñ muy waa Sanc donc muy mbégte lu rëy comme ni nga ko waxee nag dëgg la ay ati at ñu koy def ba tey yàlla def ñu nekk fii si sa quartier Sanc sant su la démarré woon ba tey ñu ngi fii quartier Sanc ñuy sant yàlla bu baax a baax nag di leen gërëm yéen it également si déplacement bi ngeen def tey. loolu am na solo tey Maysa initiative yi def ndogu invité Ahlou Lamb invité waa këram ak am di jàmmam fu mu jugee ak ñaata at si ren mu koy def. waaw si xayma daal def naa ñu ngi si fukk jàpp fukk ak juróomi at ñu yàlla di ñu bégale bañ koy def fi mu déparé nag mooy dama jàpp ni bu weesoo suñu famille naturelle muy suñuy waajur muy suñuy mag muy suñuy rakk muy suñuy dëkkandoo dafa am ñoo xam ni pratiquement bu ñu paree si suñu liggéey professionnel ñoom la ñuy nekkal suba ngoon guddeeg bëccëg di nekk ak ñoom ay waxtu yu taar yu guddee di dem ak ñoom fu nekk si àll bi di yendu ay fan si àll bi ñooñu tamit loo mën a wax sa njaboot lañ kon je me suis dit weeru koor muy weeru gëneel muy weeru bàkke muy weeru baalante ak laaj na ñu jël benn bis ñun ñëpp famille boobu yëpp ensemble muy sa famille naturelle muy sa famille bi ngay liggéeyandool muy sa famille également bi tax yéen a bi nga bokk ak ñoom làmb ji si li ngay yëngu ñu dajaloo autour de ndogu ñu baalante ak defantey ñaan ku si nekk wax sa morom li nga xam ne vraiment jàpp maa ngi fàttali ko am na fi benn édition am na si ñaar ñoo xam ne si biir Mbuur lañ nekkoon mais daawuñu tuddante mais occasion ndogu bi tax na ba ñu baalante ak ba seen diggante rattax lool donc prétexte bi loolu kese la ñu wut benn bunt boo xam ni dañuy baalante ak dañuy saafonte ku si nekk li nga jàpp doon sa morom nga wax ko te yàlla rek tax kooku aussi jéggal la te yàlla rek tax bu dee réeroo tamit ngeen gindiku ba ñu delluwaat nekk ay doomu ndey doomu baay voilà. loolu am na solo président ba tey rek duñu toog fii tamit ba jóg ñuy dëgmal benn mbir muy drapeau chef de l'état tey nga bokk fi nga xam ne moo di Thiès donte nekkatoo si équipe bu région de Thiès mais tey sa xalaat si équipe bi ak ni nga xam ne noonu la war a gars yi war a def ba dem am yaakaar ak confiance ba andi li nga xam ne moo di ndam li looy wax. ban équipe. équipe région de Thiès fi nga dëkk. fi nga dëkk laa la wax. waaw xam nga nag buñ ne Maysa Ndiaye région de Thiès foog ñu tudd ko par force mais sama position nationale tax na ba xawma topp trop li xew région de Thiès maa ngi koy suivre nag comme ni may suivre toutes les autres régions xam naa li xew Dakar xam naa li xew Thiès xam naa li xew Saint-Louis xam naa li xew Diourbel xam naa li xew Kaolack xam naa li xew Fatick et cetera donc écho yi ma si jot mooy yi ma jot un peu partout dans les autres régions je sais que ñu ngi préparé comme ni mu waree doon je sais également def nañ kéemtalaay kàttan ba dajale ba am le max équipe bi gën a baax pour mën a dem jël ndam li je sais que également ñu ngi wër si dëkk bi pour képp koo xam ne doomu Thiès nga dugal si sa loxo jàpp si ni nga si mën a jàppee je sais que également ñu ngi wër di dem si Diourbel pour wër ay kër yu bakkane ay makkan yu baax pour foo xam ni région de Thiès bu ñëwee fa la leen di dala defe naa nag comité bi buy jël disposition yooyu yëpp c'est pour dem def participation bu honorable d'abord et ensuite jéem a jël ndam li loolu leer na ma maintenant li si biir a biir nag vraiment xaw na ma ump tuuti ndax dew ma ba lëndëb tuuti li si nekk mais je sais que ñu ngi si yoon pour dem jëli ndam li
loolu am na solo man loolu mooy li nga xam ne moom mooy yitteel président ndax nee na leneen loo ko laaj loo xam ne moom kii yam nekku ci moom danaan la xaw ma ko directement kon nag dama koy laaj en tant que moom doomu région de Thiès la loolu tax ma laaj ko mais buñu jigee si loolu ñu gis tamit CNG bi chaque semaine ak ay argument yu bees loolu noonu lan la ndax dañ daan gis ñu def saison bi tëj ñu waxtaan daal ni kat lii lañ teg lii lañ tëral ba saison bi tëjaat ñu génnee mais dañoo gis yi dans 2 semaines bu nekk rek fan yi xam nga man du ma suivre lutte avec Fra bu baax mais gis naa ay kayit yu ñu gis ami ko la léeg-léeg ma ne ko bu ñu dugalati kayit yi ndax kayit bi waxul si lutte simple lutte avec Fra la wax mu ne ma dinaa ko fi dugal ndax yow doongu nekkoo fi mais argument yi lan la chaque jour argument yi bees. waaw xam nga dañ daa am habitude buñ seetloo benn mbir en cours de saison denc ko ba fin de saison ñu def ay recommandations dugal ko ci texte yi mais loolu day fekk en général lu ci bëri problème bi weesu moo tax ñu ni bu ñu jàngatee tey benn problème dañ koy jéem a saafara prochaine journée bëri na fi yoo xam ne génne nañ ko ci texte muy circulaire muy lettre parce que dafa am fu ñu jóge 1 semaine wala 10 jours avant du ñu def rek bërit maanaam lii xew na rek ñu ne nañ def ni déedéet lii xew na jàngat nañ ko laaj nañ ku ci nekk sa xalaat ku ci nekk indi nga sa xalaat tënk nañ xalaat yëpp soog a génne lettre circulaire bëri na fi yoo xam ne lettre yooyu ngay wax saafara na ba foofu jour boobu lañ ko gëj a gis donc à travers des expériences si la ñuy tirer des conclusions tirer enseignement yi xool lii lan moo ko waral jàngat ko ba jéem a moytu le maximum possible ma jox la ci ñaari exemple benn muy Papa Sow Siteu dañ fay jaar am lu fi xewoon bëri na ñu ko jiiñ CNG bëri na ñu ko jiiñ waa kër Papa Sow bëri na ñu ko jiiñ waa kër Siteu jàngat nañ ko ba xam ni am na benn matuwaay buñ ko tegee waxuma du am de waaye dinañ ko moytu au maximum léegi disposition bi ñu jël tax na ba ñaari mbër duñ daje ci biir géew tant que arbitre woowu leen donc loolu ay jàngat la ñu def duñ xaar ba fin de saison wala saison di dikkaat ñuy tiré non gis nañ ni lii baaxul wala am na lu ko gën jël nañ leçon yi beneen jàngat bi également gis nañ ni boy yi dañuy dugg ci géew bi indi 100 bouteilles ci biir géew bi ba tax na làmb ju woon jeex 8 heures day dem jeex 21 heures jeexagul waaye ñu ngi ci yoon bi jël nañ ay matuwaay yoo xam ni mbër bi bu ko toppee dëgg-dëgg bañ ñu laal xaalisam war na mën a jeex mais mbër yi des fois dañ la naan laalal ba laal fu dara nekkul sax boo ko laalee nag coow li bëri mais dara règlement moo ni tëddee ku ci tegu ñu dem ku ci teguwul tamit yat bi buy dal sa kaw lay dalee de toute façon règle yi ñu ci génne yëpp këyit yooyu yëpp ngay wax li muy sakkan lépp c'est dans le cadre gën a defaraat làmb ji gën a jubbanti làmb yi bu jaroon chaque jour tamit chaque semaine chaque seconde ñu génne beneen dinañ ko def parce que mission bi mooy nan la ñuy def ba làmb ji développé nan la ñuy def ba làmb ji du am tolof loolu nag yoon bu ñu mënti jël dinañ ko jël incha allah. mais butéel yooyu moo nekkoon sarmu géew bi de préparation mbër mi dernière minute yi day fay prix book nga ñëw daan ni butéel benn butéel lañ la promettre wala ñaari butéel yu ndaw loolu dinañ jaaxal beneen bi ñu ne tey jii tamit tey avant combat bi ba avant ñu ne daje si biir géew bi bépp avertissement boo am sa xaalis lañ koy dagg mais bu combat bi xësee sifflé avertissement boobu nga am rek mooy nekk avertissement yi nga xam ne bu dee 5 mat na 5 si ngay ñàkk sa combat yooyu tamit ñu gis ay argument yu bees la loolu tamit lan la. non du argument yu bees de loolu dafa mus a am dañ daa def maag yow ñu nekk ci biir géew bi ma jël diw sànni la ko xam nga loolu avertissement la dañ ko daa compter bu arbitre daa sifflé boo leen seetloo arbitre bu daa sifflé day jékki-jékki joxañ la benn avertissement te boobu pourtant gis nga ni dara xamu fa mais ci biir préparatif yi ñoom arbitre yi gis nañ ni yow sànni nga ma dara mu def la benn avertissement mooy daal di gesticuler ban façon la muy benn mu defaat la beneet ni la diw parce que yaa defoon lii mu defaat la beneet ba muy ñett par exemple kon yow am nga ñetti avertissement te làmb ji tàmbaleegul ça veut dire quoi ça veut dire que bu ñu continuer woon le règlement bu njëkk ba ñaari avertissement kese nga siy teg làmb ji jeex est-ce que loolu tamit looloo tax nit ñi ñëw est-ce que looloo tax déedéet moo tax ñu ni bépp avertissement boo am avant combat dañ koy génne sur le plan administratif ba pour combat bi sifflé pile abit ñaari mbër yi taxaw sifflé ñuy soog a compter 1 2 3 4 ba muy 5 avertissement loolu tamit boo gisee ñu def ko du wut xaalis
xam nga mooy lan buñ nee avertissement foofu amatu fa yow lu la neex ngay def beneen mbër ba tamit lu ko neex lay def kon ana yoon mais il faut nit ñi nga leen di teg loo xam ni soit da nga leen naan foofu lay combat bi di yem mais bu boobaa di nga gis koo xam ne du bëre 5 avertissement nga koy defee arbitre sifflé rek làmb ji jeex muy indi beneen problème donc làmb ji dinaa noonu la en tout cas defar la mais foog également ñi ñu koy defal di nangu aussi yenn dëgg yi ñun nag li ñu sonal mooy dañoo nanguwul yenn dëgg yi. mais tamit est-ce que tamit tey boo leen wootee réunion ménagère bi ñëw ndax ménagère bi ak coach yi ñoom ñoo war a informer ñi nga xam ne ñooy mbëri est-ce que ñoom tamit information bi war dinañ ko jaarale ci mbër bi normalement ndax man fekkee naa seen benn réunion ngeen di wax naan leen est-ce que ménagère yi dinañ wax exact li xew mbëri est-ce que coach yi tamit ménagère yi dinañ leen informer lépp lu war pour mbër bi mën a comprendre ndax léeg-léeg mbëri dañuy pare ñu ne lu tax ñu dagg suñu xaalis lu tax ñu def ñu li nii nga laaj leen ñu ne sama ménagère wax ma leen ndax am na si ménagère yu bëree lu si mel ne classe ñoom jibi jaañi dagg seen 10% rek moo leen itteel mais leneen itteel leen ak ñoom Seex Ñang xam nga dañoo bëgg xaalis. non xam nga problème bi du foofu problème bi mooy même yow buñ la waxul yow yàgg gi nga yàgg si làmb ji ak dëkk gi nga dëkk si làmb ji xam nga ni lii dañ koy traité yaa ko def. mais ay bind ngeen di def ay lettres mais tamit am na ñoo xam ne jànguñu il faut nga leen di wax. maa ngi ñëw Nogay man métier bi may def mooy bëre donc bépp àq bi wax pour bëre bi dama ko war a jox sama bopp avant même ménager bi di ñëw. ménager bi li muy ñëw mooy di la jot li yenn yóbbante yoo xam ne presque xam nga ko mooy lan heure bii lañ la convoqué nombre de personnes bii lañ la may buntu bii ngay jaare soo ñëwee ci mikaay bi côté bii ngay féete wala côté bii moom yooyu la lay indil mais yow jalgati yi ñu lay dagg du yooyu yeneen jalgati la yaa xapp kii yaa indi 100 personnes alors que 10 personnes nga woon indi. mais ba tey tirage bi lu ko waral tirage bi lan moo ko. balaa tirage maa ngi ñëw temps de préparation mystique 15 minutes la loolu jarul sax sa ménager di la ko wax yàgg nga bëre gàtt xam nga temps bi. mais da ngay gis ménager taxaw joxoñ la yow mbër bi ni la dese nga 4 minutes dese nga 3 minutes dese nga 2 minutes xam nga loo koy wax ngeen baal ma xam la siy tegal mbër bi xam la siy tegal nga ni ñun la indil 10 personnes nga ñëw indi 100 personnes ñun la dañ lay dagg xam nga lu la yenn mbër yi di wax dagg leen ba seen xol sedd nga dagg nag coow li bëy sa kaw loolu yëpp yëf yi ay bañ a waxante dëgg suñu biir la bañ a assumer et loolu moom metti si làmb yi nga ni yëfi tirage li ko indi xam nga aada làmb nanguwul loolu aada làmb mooy ñëw teg oui loolu mooy dama ni loolu mooy aada làmb mais dans la mesure où ñun nanguwuñ ko setal ñu foog ñu setal leen ko mooy lan bu ma leeroon ni Nogay mi bu ñëwee jël A man bu ma ñëwee damay dem jël côté benet bi mais man pour provoquer Nogay ak pour yàq bis bi jaral na ma fan Nogay toog ma ni fa laay toog léegi boo bëggee àtte loolu nag jëlal ci mikaay bu ñu fisee foo ku mu mënti doon bu ñu la nee côté bi couloir boobu yëpp yaa ko moom benet côté bi keneen ki jël benet couloir bi coow li jeex maintenant nag boo ñemewul tamit nga wut beneen façon provocation ñu génne la si làmb ji rek coow li jeex mais pour résumer man fi ma bëgg a wax mooy làmb ji dañ see dafa am ñu si nekk te ñemewuñ amuñu fitu bëre bëgg par A ou B yàq bis bi par force dañ la naan ñii dañoo ñëw tey pour yàq bis loolu nag il faut nga jël ay règlement yoo xam ni da nga leen naan du fi jaar c'est amul benn secret. mu daal di jeex taat. donc c'est-à-dire man de xawma lu tax mais je crois que làmb ji il faut beneen façon bant waxuma yat de mais beneen façon bant buñ koy yore billaay beneen façon bant parce que ñi si nekk ñëpp a xam li ñuy def mais maa tey gi moo fi nekk xam nga fi ngay jaar xam nga ñi ngay àndal xam nga fi ngay duggee xam nga ñaata nga war a indi xam nga ban heure nga war a tuus xam nga lii xam nga lépp. mais police nationale bi ñu ñëwee ñu waxtaan ak yéen ba tamit ni mbër yi suñuy ñëw yenn mbër yi mag yi nañ wax ni kii na jaar fii kii na jaar fii ba si biir dem nañ ba si biir ñu ne mbër yi léeg-léeg dañ naan la fii laay jaar ñu dem ba ci biir duñ jaar foofu loolu tamit. am naa si ñaari exemple benn bi bu baax la benn bi bu bon la Tapha Tine contre Boy Niang bi ñu réunion sécurité ñu ne Tapha Tine mbedd bii ngay jaar boo ñëwee police moo lay jëlee diggante bi ba diggante bi sama kanam
commandant Gémi mu woote téléphone ñu ni Tapha Tine déparé na këram mu ngi toll fii commandant bi ni ko xaal leen ma ñëw jël si leen commandant bi moo taal otoom dem jëli ko ñu jaar sens interdit mu xàllal ko yoon bi mu dugg ba biir stade sans problème kon xam nga kooku bu dee si sama jàpp-jàpp ñëwoon na pour def contrat am keneen xaw ma nag ñëwoon na pour def xaw ma ñëwul pour def mais ba ñu réunion sécurité ba pare biñ ko nee nii ngay jaar boo ñëwee police dina la jël si tel endroit ànd ak yow ba mu ñëwee fañ ko wax bu dee côté sud la côté nord lañ ko fekk waaw léegi nga def ni kooku daa bëri si wala daa foo si daa yàq si. ah waaw loolu nag yat bi du dal bu yat bi dalee coow li bëreeti sama gens yi nga xam ne ay naafeq lañ duñu wax dëgg nañ waxante dëgg rek. mais lii soo leen toll si ay mbiram baal ngeen ko wala baal ko leen. liis li mu def moom est-ce que jar na baalagum. baal leen ko waaye ngir yàlla. non xam nga aussi. waxtaan leen rek ngeen baal ko. seen doom la seen jarbaar seen lépp la mais waxtaan leen ngeen baal ko. ñun dañuy ñaan rek. lii si boppam amul problème. lii si boppam. amul problème si suuf tamit di lijjanti si kaw de. ankay ñun doo nga mën a nekk si suuf di lijjanti si kaw. waaye moom mënu nekk si suuf di lijjanti si kaw dama ni man Maysa Ndiaye bokk duma dara mais dama ni mën naa nekk si suuf di lijjanti si kaw comme mën naa nekk si suuf di yàq si kaw. di yàq si kaw nga def si boo xam ne mooy tax say supporters kon bu ma kenn ni mënoo nekk si suuf di lijjanti si kaw mën nañ ko bu bëgg a dee. bu ñu taxawee def benn geste kese ñi si kaw xam liñ bëgg a wax mais nag ñun ñooy nekk si suuf di yeefet na si kaw bu ñu waxee tamit li may waxati rek naa fekk yi jugati. mais affaire bi léegi du affaire de naa fekk ñun dañuy ñaan. voilà jeune lutteur la boo xam ne bu nekk si yoon dañuy ñaan ak ay moroomam ngeen jéggal leen te yàlla tax ndax affaire baa ngi commencé diire mooy loolu ngeen xool noo leen waxtaanee loo leen di wàññi ngeen wàññi ko ba yéen bi oyof bu ëllëgee ñoom ñu bañ kaa def waa jàmm gën ay seex ay bambista galo bambista wax leen ak seen gars yi ñoom Vito gars yi gars yi jàmm gën yi ngeen ñu koy gérer ndànk-ndànk ndax chaque jour dañuy seetlu coow bi am seen zone lay amee lay ëppee kon ñu koy teengalaat rek yëngal si suuf lañ leen xamee gars yi yëngal si kaw mais yëngal bu jaar yoon xam nga ñu ñaan gars yi si njekk ak teraanga ñu waxtaan ñu jéggal leen te yàlla tax ngeen continuer liggéey bi ndax ay tout tànk gi xam nga man li ma neex si li nga analyser mooy da nga analyser ni daal yaa ngi koy dégg fenn yow loolu nga analyser maa ngi koy ni coow li am na foo koy déggee waaw loolu moom boo ñeme woon da ngay wax diw bi mais man segam man ñemewu ma dama lay bàyyi yow sa analyse maintenant li si am solo mooy daan boo ko tegee mbër du pour da nga ko soxaree du pour da nga ko bëgg a génne si li mu gën a bëgg mais c'est pour parce que da nga ni am na nit ki yoon boo koy jaarale am nga yaakaar ni fa lay tegu ba faw ñun boog jàpp nañ sanction bii dal liis lu mu metti bu dikkaatee si làmb bi dina am beneen taxawaay bu mu siy def et loolu bis bu ñu demee ba jàngat loolu yëpp ñun ñëpp toogandoo si table dinañ xam ni effectivement mérité na sanction bi waaye également sanction bi li muy diis nangu na ko ba léegi leçon bi mooy dootu si jaarati. moi je sais que CNG commission règlement discipline ay nitu culture lañu ay nit yu xam làmb ay nit yu bëgg làmb lépp luy def pour defar làmb ñu ngi si waaye lépp luy def pour yàq làmbit ñu ngi siy xeex pour que loolu am dugal na lettre gars pour jéggalu je crois que mu ngi si circuit bi et que du yàggati dinañ ko tontu incha allah loolu leer na. kon jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jàmm naan la ñu u fekkee ati ñu yàgg koo def yàgg koo teewee ndax dañ ne duñu guléet. waaw noogee dama lay sant manit parce que yàgg na depuis que gu mu mag la woon ba fii donc yow it di la féliciter di la encourager si yoon bi nga jël lenn rek moo ma si metti mooy yoon bi da ngaa def simple jéemoo def benn yoon frappe mais grave may naa loolu diversité mais également di sant di gërëm ñëpp ñi nga xam ni ak lu làmb mbuur lañ samay gaañu vraiment maa ngi ñoom depuis ba may tàmbali la ba tey jile bàyyiwuñ ma benn yoon fu ma wootee bis bu mel nii ñoom ñëppay bàyyi seen activité ñëw yendoog man ba ay xaaju guddi soog a ñibbi di gërëm également le président du CNG Bira et toute l'équipe du CNG boo ñu fekkee suñuy réunion da ngay xam ni c'est une grande équipe nga xam ni ay nit yu am fulla am fayda ñoo composé le CNG et di def liggéey bu am solo nag liggéey bu rëy seulement Sénégal moom dañoo nanguwul yenn dëgg yi mais bis buñ nangoo yenn dëgg yi dinañ xam ni la nouvelle équipe du CNG là
tagguma suñu sama bopp nag mais dama lay wax rek la nouvelle équipe là est en train de faire un travail extraordinaire et que résultat yi petit à petit dinañ koy gis quoi donc ma lay sant di la gërëm di wax yal nañ yàlla may ñu fekke ko ay déwéni encore ñu dajawaat fii dans les mêmes conditions te kenn bañ see manqué di ñaanal les familles di ñaanal suñu waajur yi di ñaanal vraiment ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si axlu làmb jërëjëf na kay cant ak ngërëm ñeel na ko moom ki nga xam ne mooy président Meissa tey ñu ñëwoon si këram toog seqoon ak moom tuuti waxtaan ci li nga xam ne moom lañ bokk muy li nga xam ne nee naa la ku bokk ñoo bokk teen bu ñuy rootee faaw ñuy laxasoo goj te ñoo bokk tool bi ñuy bayee kon tamit lépp lu mu si munti doon ñuy jàppalante te yàlla tax di sant tamit ñëpp ñi nga xam ne ñoo fi teew muy axlu làmb Mbour ndax nee naa la ménagère yaa ngi fi promoteur yaa ngi fi communicateur yaa ngi fi animateur yaa ngi fi animatrice yaa ngi fi ndax lépp rek li ko waral te nee naa la chaque année muy gën a yokk chaque année muy gën a neex chaque année muy gën a baax nit yi démb yi ñoo fi toog njaboot gi famille bi loolu yëpp li koy won mooy si yaram si tegginam si mbaaxam ak yaatoom ak bëgg doomu aadamam xam tamit farata xam tamit kan mooy nitam ndax nee naa la ak nekkul li mu toog wala ay gëtam mais ak ku munti doon nga nekk si soxla ak bu mu munti doon mu bàyyi ay yitteem yëpp nekkal la ci suba ngoon gu dégg bëccëg ba mu sotti mu delluwaat ci ay liggéeyam loolu rek mooy li lay wone mooy dafa am discipline nu ñu koy waxee discipline ak disponibilité waaw disponibilité pour doomu aadama yi kon dañ ko siy jaajëfal taalibe Baay Karim Mbàkke bi ñoo bokk kër ndax nee naa la ñun yaakaaruñ kenn ginnaaw yàlla ak yonente bi Serigne Touba Maam Fallou lañ yaakaar mu ngi nii suñu yaakaar tey ëllëg di ziar suñu wasila Serigne Fadal mu sëñ Maam Mor borom Saam ibnu Serigne Fallou di ñaanal fondation Serigne Fallou Mbàkke bu baax a baax sa kaw ca kanam suñu jëwriñ national muy ki nga xam mooy Serigne Fallou Jamil suñu yaay ji si Mbour tamit soxna Jeyne ba Koli madame Sène Thial Demba Sène ñu ngi koy sant ko gërëm waaye si caméra bi comme d'habitude Babacar Korsu Séri Assou Mbaye moo ci nekk di leen wax tamit le 21 Babacar soxna si day wàcc le 22 dañuy def rësgin ceet gi ci la kon gars yi ñu ngi woo ñëpp waaw min la mit nag moom nee na day ngénte waaye après koor gi lay kii de suba day wat rek nee na après koor gi lay wax gars yi kay lay kii le 8 tamit gaan joofaan day ceetal le 15 ngóor ndangaan mbër yaa ngay takk jabar li bi door le 19 bi passe la takk yet waaye nee naa mook jabar ji prolongation lañ jëm ndax day yeti rek rëg tamit takk na bërki déem nañ wàllu ña sa des de tudd ma si pël daa baax lool yaatale jaa ngeen jox